mbokk internetu Feeling Dakar nuyuwaat nañu leen defe naa ni semaine bi moom dina saf sap ak Wally Ballago Seck Faramareen bi parce que ku def lu rëy da ngay am lu rëy te le 26 Dôme de Paris sénégalais yi nekk France ñëpp kontaan nañ ci waaye tubaab yi sax kontaan nañu ndaxte gis nañu spectacle en son et lumière boo xamante ni teg na ko ci temps teg ko fi mu ko war a teg donc ñu toog ak ki nga xamante ni mooy Youssou Dieng barki démb dama toog ak ñoom war a laaj kàddu Wally mu ne moom bala moo wax nañ jox Youssou mu wax ba pare lan moo waral loolu Youssou. présenté wu ba pare. waaw ñu ngi lay nuyu d'abord. Seyni di rafetlu vraiment waxtaan wi nga taataan ci suñu diggante jaarale ko ci Feeling Dakar. ñu nuyu mbokki internet yëpp yi nga xamante ni ñoo fasante coloré site bi di ndokkeel ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ni loolu du dara lu dul cër xam nga cër olof dafa ne ku dul joxe cër doo am cër. waaye nag sama rakk ji la Jóob Dégeen Baay dafa joxe cër ba tax mu am cër. cër la bu ma jox rek du dara. waaw cër la bu ma jox rek. mais cër bi loo ko waral boo nee sama rakk xëy na am na ñuy seetaan te bëgg nañu xam lien de parenté bi wala xame bi naan naka la demee wala fu mu jógee. waaw. xaritoo bi sax moo ëpp mbokk gi dëgg la mais ci biiru mbokk xaritoo da ciy am waaye sama jarbaat la ndax war si la mend rek la ak baabu mend war si laa jër war si la moo jur Ibrahima Dieng coro kodd mu jur Alaaji Papa Dieng mu jur ma baabu mendaa jur Sooda Gay mu jur Marie Ambrose jur Ndey Wuri ba mu jur Kiné Diouf mu jur Waali dégg nga wax ji ñu bokkee mbokk goo xam ne dafa ndobine sax ndax dafa bokkee ak man sama néegu ndey bokk ak man sama néegu pap mais loolu yëpp deret la bëri na ñu ma bokkal te mel ñu ne ma mel ak Waali kon cër la bu ma jox rek ak doyloo bu ma doyloo ak wóolu ma ci man mi nga xamante ni daanaka melu ma nen kon cër la bu ma jox rek yàlla na ko yàlla fay. d'accord ñu gis ko moom Youssou Dieng mu présent lool ci staff Wally Ballago Seck lan ngay représenté ci boobu staff. waaw Wally au fait man mun naa ne directeur artistique laa ci Faramareen musique. di conseiller di chargé des relations extérieures lépp li nga xamante ni wax fa dëgg yàlla relation la ci jokkalante ci présence scénique ci taataan ci leeral ci cettali. lépp luy cettali daal ci nit ak ku muy àndal dama koy def ci Wally. Youssou loolu lu bees la wala depuis ses débuts. waaw mi ngi bëgg non pas depuis ses débuts parce que Wally ses débuts c'était en 2009 on se connaissait même pas. Allez, on s'est connus entre 2010 2012. fii sax à Paris. mais ñu ngi commencé liggéey depuis 2013. depuis 2013 waaw ñu commencé liggéey. d'accord donc ñuy def débrief xam ne tu es le mieux placé. gis nañu Dôme de Paris bi mun naa ne ndax am na réussite du question bu ñuy posé ndax ku teew ci boobule salle xam ne spectacle ba fa am ka ko def du como xam ne ñi nekk ci ginnaawam itam duñu ñoo xamante ni xamuñu la ñuy def ndax xam la ngay def moo tax spectacle bi jaar yoon. defal ñu débrief lan ngeen yëg ak naka ngeen ko préparé ak lan moo wundu réussite bi luy seen secret. liggéey rek ak redoubler d'effort xam nga dañu nekk ci société bu naqaree satisfaire. Sénégalais dafa impatient. Sénégalais dafa doon société boo xamante ni il suffit nga ne artiste nga rek pour ñoom lépp dafa war a yemb à la fois. alors que àdduna bii ñu ne tey. dëkkee ko suñu borom bi ko sàkk xam ne mënoon na ko sàkk ci xef ak xippi sax mi ngi ko sàkk ci ay bis. donc nit lu muy def lu ne teey def ci baax. ñun nag Sénégal malheureusement. lu ñuy xaar ci suñuy artistes dafa bëri ba nga xamante ni dafay metti am nañu xaddi ndax dañ leen yenn lu ñu attanul am nañu daw ba yàgg ñu bàyyi parce que lu ñu def ñu xeeb ko alors que boo xoolee sous région bi suñu nawle yi nga xamante ni ñoo ñu wër te ñu làng suñu dëkk yi làng seen artistes yi dañ leen di cëral di leen dooleel et suñu artistes yi xajuñu ci ñoom sax te ñun lu ñu def ñu xeeb ko donc sama papa daf ma wax naan Youssou nit bu juddoo tey toog tey raam tey dox tey wax tey dee tey rek. donc patience bi nga xamante ni sénégalais moom la ñu waroon jox Wally dañ ko joxul woon. dégg nga ko mi naan awma lu may prouver ndax tàmbaleegu ma. ku tàmbaleegul da nga koy déglu rek te nit ci lu mu ne lu ne bala cee jommale war cee def fukki at. yàlla def tubaarkàlla
mu doon xale boo xamante ni liggéey ak moom yomb na parce que da lay déglu. liggéey ak moom yomb na parce que xelu boppam doy ko. man j'ai l'habitude de lui dire que ni boo bëggee wax ak àdduna. na ci sama xel laay yem. doo wax ak ñu bëri. moom comprendre na loolu. mais liggéey bi yëpp waxtaan la. parce que damay faral di wax ni li gën a néew ci liggéeyu artiste. mooy scène. ça ne dure que des heures. te événement yi bañ ko tàmbalee di ko dox ak di ko liggéey yàgg na. kon spectacle bi mooy lu ci gën a néew donc balaa spectacle liggéey bi. donc loolu moo waraloon ñuy waxtaan di xool naka la ñuy def pour satisfaire d'abord le public. naka la ñuy def ba lu ñu bëgg présenter ñu présenter ko. naka la ñuy def ba nit ñi bu ñu ñëwee dinañ ne ah lii kat jaroon naa dem. et ñu liggéey en équipe. di xaatim. di faram fàccee. di teggi noonu yàkkamtuwuñu woon nag parce que on avait largement le temps. yàlla dimbali ñu ba programme bi nga xam ne moom lañ bëggoon teg. finalement on a eu à le présenter et ñu koy sant yàlla bu baax a baax. damay ñëw ci organigramme li nga xamante ni mooy spectacle bi. choix des morceaux yi. choix d'artistes yi. lan moo nekkoon seen critère de sélection. gis nañ fa ku mel ni Ndeye Gueye. Mbathio. Ndiolé. Guigui. Oumou Sow. ak Chérifou ak Job sa Brain. Dame Sène ak Daniela. ñooñu la ñu gis ci kaw scène bi lan mooy critère de sélection wu artistes yi ngeen invité Dôme de Paris. merci beaucoup d'ailleurs Daniela moom elle est membre du groupe Ramdan. Daniela moom maam boo xoolee xam naa dañ ko dul woon ràññee mais Bercy sax moom moo def kër yi donc moom membre la ci Ramdan. soit bi ñu ànd ñi ñu gunge tamit vraiment ñu am habitude la di gis ci suñu scène. parce que chaîne Ramdan da nga ciy ràññee ku ci mel ni Ndiolé. di suñu jigéen di suñu xarit. xam ne fu ne dafay ñëw di ci jàpp. comme ni nga ko waxee Ndeye Gueye pareil suñu jigéen la suñu lépp la Fatou Waré. Mbathio. dañu duñu baax ñoo xamante ni ñoom boo xoolee ni nga leen di gisee ci Wally sax noonu nga leen di gisee ci yeneeni scène. parce que ay artistes la ñu te ñëpp leen bokk. te Sénégal da ngay dégg ñaan benn bopp la ñëpp ko kenn du ko xar ñaar. donc loolu di ko wax di ko wone ak di ko jëfe moo ko ëpp solo. di ko jëfe mooy nga fexe ba képp kuy artiste bu xewlee nga dem jàppale ko. tu les vois partout. suñu ay jigéen lañu jigéenu yeneen artistes lañu parce que artistes yi balaa dara ñoo bokk Sénégal. balaa dara ñoo bokk askan. balaa dara ñoo bokk réew mi. donc ñoom li ñuy représenté ci ñun noonu la ñuy représenté pratiquement ci ñëpp. mais choix bi ñu amoon mooy satisfaire nit ñi xam nga seeni programme ak spectacle ku nekk ak la yóbbu. am na kuy dagg biyam donte VIP la sax te am pecc rek ko indi. am na kuy dagg biyam guitare solo moo ko indi. am na kuy dagg biyam ay way moo ko indi. donc da ngay fexe ba booy def spectacle nga satisfaire ñëpp. am na ñoo xam dañuy ñëw sax dégluñu yooyu yëpp son et lumière dañuy ñëw xool lumière par exemple. kii ñëw ne damay xool mise en place. kii ñëw ne damay xool naka la waykat bi sañse. donc pour satisfaire ñëpp ñi nga xam ne dañuy déplacé wu pour ñëw seetaan un spectacle. c'est de yaatal. jéem a parfaire point par point waaw yaatal yëf yi ba nga xamante ni ku ci nekk bu defee partie son rek. booleeg li nga xamante ni moom la artiste bi indi day satisfaire tout le public. alors que loolu moo doon suñu objectif bu njëkk. te wax fa dëgg yàlla dimbali nañu ba Wally réussir na ko ñi ñëw réussir nañ ko invité yi tamit leen waroon yëpp ci bis bi. xoolal gérer première partie ba mu jeex nga ñëw def duo ak l'artiste te lépp jaar yoon. yombul. léeg-léeg nga gis sax ku ci daj ay coona. ba jour ba ñëw mu yàqu parce que lu déconcentré artiste dafa yomb. kon ñun ñu ngi sant yàlla bu baax ba mu ñu dimbalee ba nga xam ne suñu mbëbët yëpp yàlla def na mu antu. ci bis boobule. ñu ngi koy sant yàlla. gis nañ un très beau spectacle scène bi c'était waaw. waykat bi way na ñëpp way nañ en tant que directeur artistique su ma la waxee choix artistes yi par exemple am na yeneen artistes yu nekk Sénégal. yoo xam ne amaat na ñi ngi fël ci ku mel ni Sidi Diop. am na ci ñoo xam ne tamit sampu nañu ba pare. ku mel ni Pape Diouf. mu nekk ñoo xam ne dañuy partager scène musicale bi. lan moo tax seen choix demul ci ñoom wala xalaatule leen. pour inviter leen ñoom tamit ci lu toll ni Dôme de Paris. waaw parce que xam nga boo xoolee gis nga artiste da ngay am fooy toll ci sa carrière boo xoolee seeni. Wally li ne ci yaram wi yëpp ak li mu war a def ci scène yëpp dafa ko. Wally dëgg présenté gul boppam.
ci ni mu waree. parce que boobu ba léegi amaguñu chance. présenté Wally ci fu mu toll ci talent bi ci moom li nga xamante ni wax fa dëgg yàlla war na ko joxe ba léegi amaguñu woon chance pour joxe ko. parce que condition yi war a tax loolu am ak amuñu ko woon boobu ba léegi. am nañ ay bis yu mag yu ñu def fii Paris. mais am na ci yoo xamante ni c'est des esprits de bal ay soirées dansantes la. def nañ fi Bercy mais Bercy ba la ca xew ñëpp gis nañ ko amoon nañ problème mu temps. ba nga xamante ni spectacle bi dañ ko tënk. fexe ba paqueté ko. dem yokkaat temps pour satisfaire public bi c'était difficile. ba nga xam ne amuñu woon chance wone dëgg li ñu bëgg. mais bi yoon quand on a eu la chance et l'opportunité dañu ne bala ñuy faire plaisir à qui que ce soit dañuy fexe présenter d'abord l'artiste. donc da ngeen def yëfu soirée la boo xamante ni c'est Wally en intégralité. mu wone boppam examen la woon. mën naa ni. est-ce que du da ngeen ni tamit ñaari kuy mënuñu bokk. mbalka déedéet ñaari kuy amu fi sax xam nga ñaari kuy amu fi xam nga loolu amul ci art xam nga art dafa doon loo xamante ni partage la. art partage la art duo la mais. produit boo ko amee war ko jaay. il faut d'abord mettre en valeur le produit d'abord. dama ni Wally li na ci yaram wi yëpp ci way li mu war a won àdduna woneegu ko ba nëgëni. donc bi ñu amee opportunité d'abord am salle boo xamante ni mun nañ fa jouer toute une nuit chance la. donc bala ñuy faire wala ñuy promouvoir benn artiste d'abord Wally la ñuy fexe promouvoir Wally la ñuy fexe teg ko loolu benn point la. wane ni ñun kat. li ci suñu xol na ci suñu xel ak ci suñu yaram wii ci aar bëgg nañ ko wane waaye amaguñu chance wane ko. donc nañu fexe wane loolu ba pare. bu ñu wanee loolu ba pare bis yee ngi di ñëw. moom bis am na et puis y a une chose nit ñi bu ñu fàtte ne événement bi benn promoteur moo ko def. comprendre nga Wally dafay jàmbaar rek. contrat bu mu signé ak promoteur bi dafa am nombre de personnes bu muy am boo xamante ni moom la promoteur bi di jël en charge li ci des yëpp moo koy jël en charge ci poosam et c'est pas évident c'est pas yombul jàmbaar la nag mi ngi def lu mu mën mais dinañ dem ba àgg suñuy bési bopp yoo xamante ni ñun ñooy def suñu soit artiste bu ñuy invité bu ñu àggee ci boobu step dinañu fexe ba gën ko yaatal dinañu fexe ba képp ku nga xamante ni suñu nawle nga parce que Wally woykat ay nawle la leen def ay frère am lañu. dinañ gën a yaatal. listu invité bi ba nga xamante ni dinañ mën ne artiste bii dina ñëw gunge ñu bii dina ñëw gunge ñu bii dina ñëw gunge ñu mais lépp ndànk-ndànk la et ñu ngi ñaan yàlla àgg ci ba nga xamante ni bu ñuy ñëw même ba ci journaliste yi seen naataangoo journaliste yi boo gisee am na ci bëri na ñoo xamante ni bëggoon nañ leen invité. mais situation bi mayuñu pour que ñu indi le maximum possible d'invités. et c'est le début. ñu xamee ne ñu jàppee ko noonu début bi la et dinañ dem ba àgg wala ñu ne ñaan nañu yàlla ba àgg ci bis ba yoo xamante ni bu ñuy dem duñu ba kenn Sénégal. incha allah. je vous rappelle que nous sommes avec Youssou Dieng directeur artistique de Wally Ballago Seck donc mu mel ni kon maturité Wally la ñu toll ci wane ko. mangoog def na fukki at màgg na. donc dañu nekk di wane li nga xamante ne mooy maturité Wally Ballago Seck. du ma tëj ak yow dama lay bàyyi nga wax li nga xamante ni mooy li ci topp ndax defe naa ni bés moom bu jàllee boobu bés dem na beneen a ngi ñëw boobu la ñu bëgg a xam lan lay àndal lan ngeen di waaj ak lan ngeen di xaar. waa xam nga ndeysaan léeg-léeg ñu ne wéy Wally dafa yàkkamti waroon na xaar ba muy kii dafa waroon jël salle bi parce que nit ñi ku ci nekk Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne ku ci ne na nga bëggoon mu demee rek noonu ngay waxee. mais bu ñu fàtte ne on est au 21e siècle suñu papa yi lu ñu doon daj ci communiquer. ñun yàlla dimbali nañu duñ ko daj. parce que technologie moo toll foofu média moo toll foofu. ba tax na lu nit ki doon xaar pour def ko wala lu nit ki doon xaar pour am satisfaction. ci côté communication léegi ñun soxlawuñu. parce que li nga doon daj une semaine. léegi ci seconde da nga koy réaliser. donc bu nit ñi fàtte ne ci jamono jooju lañ toll dañ doole ci jamono joo xamante ni génération bi dañu am sensu def lu ñu bëgg def parce que jumtukaay yi ko def mi ngi fi. loolu moo taxoon ñuy def ay événement gannaaw buñ ñu engagé. te dafa am loo xam ne nag seeni am na teraanga joo xam ne bu la dëkkmalee
boo ko wanee gannaaw sax bëggoo lu baax. waaye événement yi mu fi def mu mag yëpp ay nit ay ñëw engagé ko fay ko xaalis waaye day ñëw fay la xaalis nga ne du ma ko jël. sama papa nee na téeméeri million jar na bëñ bu damm. jar na bët bu pat. gannaaw ñun nag fecc lañ koy def ak way ak tëgg. ñu fay la loo xamante ni boo ko yóbboo sa kër mu jur dara. mais da nga koy def mais léegi lu ñu dëgmal incha allahu rabi yi doom la ñu jógee. muy salle boo xamante ni ëpp na 5000 places. ngeen def ko doom ñu def ko nañ ko def. lu na fànn kenn du ko jeex. dafa leer waaw léegi nag gannaaw ñun xam nañu la newoon ca biir. gis la newoon ca biti. ci 5000 lañ jógee. xam nañ fan lañ jëm. d'accord dinañ fexe daal ba bii yoon kenn du des sa mbedd ma. donc ay affaire yu doy waar daal yéen a ngi koy yu extraordinaire mais à temps. te yëg ngeen ci seen bopp bu baax gafay fees na. waaw ñun suñu objectif nag du loolu xam nga suñu objectif lan la woon man fees gi sax defuma ko réussite man sama réussite du fees man sama réussite xam nga lan la satisfaire public bi mooy def spectacle bu am maanaa boo xamante ni nit ñi ñëw rëcc wuñu lu tax ñu ñëw. Youssou Niambas yàqul sër am ci lu niinal sab ceeb tamit. waaw mais xam nga am lu niinal sa ceeb te nit ñi kontaanuñu gàcce la mais fexe ba nit ñi kontaan. mais nit ñi moom kontaan bi am na ba pare. loolu mooy léegi man kay li des mooy ndax dafay fees. non loolu mooy réussite ci ñun. parce que Wally dafa doon nit koo xamante ni lu muy def lu ne wuti ci lu mu am. parce que boo xoolee la façon dont qu'il nu muy dépensé woo. ni muy gérer nit ñi non je parle même pas de joxe bi sax moo ci mujj. mais engagement yi mu jël ci jëlee nit ñi Sénégal jëlal leen ay billets d'avion. indi leen fii France dugal leen ci hôtel yu am maanaa. di leen jox per diem tous les jours. billahi wallahi taalaahi lam ci am sax boo defoon ndànk ci lay yem. nga xam ne réussite moo ko ñor. réussite moo ko ñor d'accord yéen nag ci ñun ngeen njëkk a annoncé loolu bu ma delloo ay weer ci ginnaaw wax ne bi ñu ko jëlee émission Feeling Dakar ci la wax ne le 26 am na lu ñu dëkkmal fii laay waxee exclusivité bi. boobaak léegi ñu ànd ak yéen Feeling Dakar lan ngay wax Bamba Diop ak équipe am. di leen remercier ndax wax fa dëgg yàlla kuy wax ku ne ku ko jottali la bëgg. te Wally ak Ramdan ak événement bi ak nu mu mënti toll bu ngeen ko wanewul bëri na ci lu may seetaan ci événement bi parce que man moment événement bi du ma nekk. après lay seetaan quoi. ci Feeling Dakar laa ko seetaanee. ci seen site. et vraiment chapeau à vous. ñu leen di remercier ndax li gars yi di wax rek art ak média ñoo ànd. artiste ak journaliste ñoo ànd donc ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoo war a ànd donc collaboration bi nice na rafet na nga gis Bamba keroog ndeysaan toogul ba léegi. ci balance bi avant sax même avant li mu liggéey ci avant moo ëpp li nga xamante ni ci jour bi la ko def donc ñu leen di remercier di leen wax ne ñun tàll nañ loxo képp ki nga xamante ni yaa ngi ci média vraiment te fu ngeen ñëwoo rek wala fu ñu ne rek bu ngeen ñëwee dina leen ubbil suñuy loxo ak xol bu yaatoo di leen remercier encore une fois di leen wax jërë ngeen jëf et que ngeen continuer ci lancé bi incha allah rabbi. sachez que le plaisir est partagé c'est vrai que man média pouvoir la comme tëjal. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Faramareen yi sama mbokk Faramareen yi nga xamante ni Faramareen yi ñoom famille lañu. Kajoor ak Bawal. waaw Faramareen Kajoor ak Bawal waaye Faramareen mondial laay wax ndax tey Faramareen mi ngi fépp. xale yi nga xamante ni dañu bëgg Wally te yàlla rek tax jël Wally def ko ci seen xol ñu leen di remercier di leen wax ne à très bientôt ci fan yu néew incha allah rabbi di ngeen découvrir CD Wally Ballago Seck international. di CD boo xamante ni bu ñëwee di ngeen xam ne lépp lu ngeen doon xaar ci seen artiste lépp lu nit ñi doon lépp lu leen doon duute baaraam bu soobee yàlla léegi mu dakk incha allah rabbi di ngeen gis Wally ci beneen façon musique incha allah. ñu am ci kontaan loolu mu mel ni c'est la saison des exclusivités ci biir Feeling Dakar donc fii lañ ko waxee itam muy CD boo xamante ni itam c'est international Wally Ballago Seck war ko génne dañu koy jaajëfal fàttali ne ñu ngi àndoon ak Youssou Dieng nekk directeur artistique Wally Seck.
del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information